ñeent fukki simili ak juróom moo bootu ci juróom-benni waxtu ci ngoon mbokk yi dal leen jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki bokk na ci xibaar yi nag jàngu bi buntu l'église yi nga xamante ne tëjoon nañ leen ndax mbasum coronavirus daañu leen ubbi benn fan ci weeruk novembre atum 2020 dogal gu bawoo ci ñi nga xamante ne ñoo di waa jàngu gi daañu ànd ak abbé Augustin Thiaw ci biir xibaar yi. jongante paluk njiitu réew ca Guinée xëccoo bi nga xamante ne am na foofee nag ca réewu Guinée dem sax ba ay bakken di ci rot société civile bu réew ko Sénégal ñoom nag ñu ngi koy naqarlu nam nañoo amalub manifester ci ayu bés yi ñu dëgmal te nag di sàkku ci waa CEDEAO ngir rek ñu gën a bàyyi xel ñi nga xamante ne ñoo di askan yi nekk ci réew yi nga xam ne ñoom ñoo sekk boobule kuréel ci biir jotaay gi daan ci ànd ak suñu reporter Boubacar Dieng tàggat yaram basketball saison bi nar a ubbi janvier atum 2020 loolee nag dañu ko nar a tàmbaliwaat AS Douane moom mi nga xamante ne nag jamono ji soobu na ci tàggatu gi daañu ànd ak ñoom ci biir xibaar yi ak ñaari joueurs yi nga xamante ne fekk si nañu bi de équipe stade Marius Ndiaye Sékou Seydi la ñu fa fas yéene àndal aljuma tey yemoo ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre atum 2020 mbokki bisimila ci xibaaru marax yi. abbé Augustin Thiaw la ñuy ubbee jotaay gi ak kàddu yi nga xamante ne jàngu bu Sénégal yëkkati na ko gannaaw nag l'église yi ba ñu tëjoon seeni ay buntu ci weeruk ci jamono ya mbasum coronavirus kon nag jamono ji benn fan ci weeruk novembre la ñu fas yéene ubbiwaat li nga xamante ne moo di buntu l'église yi loole nag la ñu daal di xamle ci xibaar boo xamante ne daal nañ ko yëkkati ñu teewlu ko abbé Augustin Thiaw. gannaaw ba ñu seetantloo wàccaayu jàngoro bi ci ni mu wàllee ci diiru ab weer gis-gis su ay doktoor yi bokk ci sunu mbootaay ak yeneen nit yi seen xam-xam màcc ci wàllu faj mi pas-pas ak sóobu gi sunu mbootaayu kerceen yi di wone ngir waajal ubbite jàngu yi ci wàllu set ak kaaraange wérgum yaram ba ñu yéemoo itam ci diir gu yàgg te metti bi kerceen yi ñàkkee nangu communion bu sell bi ñun monseñeuru Sénégal ànd ak óolute gu mag ci yàlla mi di borom yërmande te di aar lu nekk gannaaw ba ñu wéeruwoo ci doole u ñaanu sunu ndey di xeeg bi texe-texe bi Mariama Notre-Dame du Rosaire lingeeru gaañu sell ña nangu nañu dellu di ubbi ndànk-ndànk jàngu yi dalee ko bés bi lee jiitu ci weeru novembre ngir tàmmali ñaanu mees yi ci teewaayu mbootaay gi lépp nag dinañu ko tëral ci kaw ñu topp seen ndigtalu kilifa yoon labbe yi ak monseigneur yi ñu ngi sant yàlla ci ndigtal googu ñu joxe di yaakaar ne dinañu jublu ci ubbite bu gën a yaatu. ci ndigalu xalifa général Layène El Hadj Abdoulaye Thiaw Layène communauté bi nag ñoom xam ne dañ ne lépp loo xamante ne xew-xew la daanu pa doon ab manifester boo xamante ne nag daan na dajale mbooloo mu takku kon jamono ji nag dàkk nañ ko lu ci mel ni nag gàmm bi nga xamante ne daan nañ ko amal itam dàkk nañ ko ba jëmmi jamono li ko sabab nag mooy tondiku dajaloo bi ci ay bërëb loole nag ñuy sàkku communauté Layène jullit yëpp ñu daal di tënku ci ndigal googee nga xam ne mi ngi bawoo ci xalifa général Layène El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye beneen xibaar ba mu leen junjoon ci bopp xibaar yi di société civile bu réewuk Sénégal ñoom nag daal nañoo fekki ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci réewuk Guinée gannaaw élection présidentielle bi nga xamante ne amal nañ ko fukki fan ak juróom-ñett ci weeruk octobre ca réewuk Guinée ak xëccoo yo ca am rawatina nag ci diggante Cellou Dalein Diallo ak Alpha Condé ay
manifester di fa am ba ay bakkani doomi aadama di rot société civile bu réew Sénégal xam ne nag ñoom jamono ji nag nam nañoo amalup manifester ngir jàppal tànk askan nga yeewoo ca Guinée waaye itam ña ngay sàkku ci waa CEDEAO ngir ñu bàyyi xel ñi nga xamante ne ñoo di askan nga yeewoo ci réew yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci boobule kuréel ci ab ndaje la ñu daal di yëkkati yooyu le kaddu ci teewaayu Boubacar Dia. Aujourd'hui, ça fait 5 jours qu'on a enregistré plus de 30 morts, à savoir des enfants. Ces enfants pouvaient être les enfants de tout un chacun. Des enfants de 3 ans qui n'ont rien à voir avec la politique. Des enfants... soxna si ay rongoñ kese la am ngir jooy ñi nga xam ni ñoo ñàkk seen bakken ci jàmmarlooy am ci Guinée moom mi nag mu ngi sàkku ci communauté internationale ñooy yàbbi ci mbir mi ci ni mu gën a gaawee. Donc, si seulement ce message pouvait... bëgg nañu CEDEAO ak Union africaine dégg message bi ñu bëgg jàllale ñu ngi ñaan président Macky Sall mu dimbali ñu ndax suñu ndaw yu bari ñàkk nañu seen bakkan ci fukki at yi jot na Alpha Condé dem sonn nañu doyal nañu ci moom. Que ce soit du côté matériel et du côté de la vie humaine. Société civile bu Sénégal itam di sàkku ci CEDEAO bi nga xam ne moo ëmb réew Afrique soowu jant ci mu organiser benn sommet extraordinaire. président bi nga xam ne moo nekk en exercice bu CEDEAO mooy kuréelu ndey réew yi bokk Afrique soowu jant muy CEDEAO ñu gaaw ci lu gaaw taxawal benn sommet boo xam ne sommet CEDEAO la fukki réew ak juróom yooyu te nga xam ne Guinée ci la bokk Sénégal bokk ci yeneen réew yu jege bokk ci ñu daje ci seen biir def crise sommet boo xam ne dañ koy taxawal ci wàllu li nga xam ne moo xew ci Guinée. ñoom ñii sax ñu ngi waajal ab doxub ñaxtu. moo tax ñun ñi ngi woo képp koo xam ne lii soxal na la ñun suñu organisation mouvement citoyen yi ak ñi ngi woo képp ku mbir mi soxal àllarba le 28 octobre bu ñeenti waxtu jotee ci taxawaay boo xam ne dañ koy def marche boo xam ne dañ koy def dalee place de la nation ba rond-point RTS pour ñaxtu li nga xam ne moom la ñu gis ci Guinée. Guinée Conakry ay jàmmarloo yu bari am fa ay nit ñàkk fa seeni bakken gannaaw bi ñu annoncé résultat paluku njiitum réew mi foofule société civile bu Sénégal ak doomu Guinée yi nekk fii Sénégal boole seen doole ngir ñaawlu xeex yi am ci Guinée Conakry. Boubacar Dia njiital ONG 3D mu Ndiaye Cissé moom itam ma ngay joxe gis-gisam ci li nga xamante ne moo xew ca Guinée ak taxawaay bi nga xamante ne CEDEAO war na ko mën a am ngir taxaw ñi nga xam ne ñooy askan yi yeewoo ci réew yu bokk ci bile kuréel ak saafara bi nga xamante ne itam mënees na ko jindi wala boo ko teg ko ngir indi saafara ci coowal troisième mandat ci yenn réew rawatina ci Afrique sowu jant mu Ndiaye Cissé ñu teewlu ay kàddoom ak Boubacar Dia. problème mu ñetteelu mandat du problème mu rek benn réew dem na ba nekk problème mu réew yëpp bu demee ba nekk problème yu réew yëpp nag dañ ko war a utal solution wu réew yëpp te pour utal ko solution wu réew yëpp dañ ko doore ci bànqaas bi nga xamante ne moo ŋànk réew yi nga xam ne ñooy yu nekk ci CEDEAO. ci CEDEAO en 2015 problème bi commencé woon na juddu di indi problème ba ministre des affaires étrangères yi nekk ci espace du CEDEAO defoon ci benn proposition limitation wu mandat yi à 2. alors tey jii combat bi mooy utal ko solution bu sous-régional maanaam fexe ba ci protocole additionnel lu CEDEAO si jëm ci démocratie ak bonne gouvernance ñu dugal ko fa mbir yi ne ñooy. moo tax dafa laaj aussi société civile africaine porter combat bi ba nga xam ne pays yi nga xam ne ñooy suñuy présidents yi nekk ci CEDEAO dugal ko ci protocole boobu ndax léegi dafa nekk genre virus dafa nekk genre feebar ci Afrique ndax bu ñuy jëm ci élection léegoo ñuy waxtaanee luy développer Afrique léegoo ñuy waxtaanee luy développer suñu réew yi léegoo ñuy waxtaanee programme de société waxu troisième mandat la ñuy waxtaan loolu day tardal Afrique loolu day dellal ginnaaw Afrique
donc moo tax li xew Guinée bu leen wokkee xuruñu moo waral tey jii société civile sénégalaise taxaw di wax non à ce qui se passe en Guinée. ak manifeste bi nga xamante ne ay doomu réewuk Guinée jot nañu ko amal fii ci réewuk Sénégal kàddu yi nga xamante ne préfet bu Ndakaaru daan na koy yëkkati jëm rek ci ay daan ci yooyu la woy manifeste Fadel Barro moom nag daan na cay àddu moom nag jamono ji la mu xam ne yi di kàddu yooyu nag warta jóge ci préfet bu Ndakaaru mu ngi koy naqarlu moom itam Fadel Barro ay kàddoom dañu koy teewlu ci micro Boubacar Dia. beneen bi mooy préfet de Dakar dañ koy fàttali ne benn Guinéens yi manifester mënoo leen génne parce que ñi ci ëpp double nationalité la ñu am dañ nekk sénégalais nekk guinéen soit fi la ñu juddoo wala am nañ fi ay wayjur wala seen papa ak yooyu voilà mënoo leen a jël nga ne leen da nga leen di génnee. benn ñaareel bi mooy mënul moom xëy rek ne mooy décider lu juge di décider demain parce que juge moom mooy expulsé moom mënul xëy rek en tant que préfet tey rek décider ne ku defati lii dinañu la expulsé loolu juge moo koy décider. beneen bi mooy fan la leen di génnee ak ci yenn frontière la leen di génnee ay africains yoo xam ne seeni dañ nekk Sénégal seen papa yi seen yaay yi seen rakk yi seen doom yi ña ngi leen di soldat seen leen di soxi bal muy dal ci seen kaw ñuy dee deret yaa ngi wala ngaan ci seen réew seen xol jeex ñu am lu leen naqari amuñu fu ñu ko waxee gisuñu ndimbalu président africain yi gisuñu ndimbalu même sénégalais yi def ko seen yëfu bopp gisuñu ku leen ne faral leen seen ronkoñ ñu ngi leen teg doole ba amuñ nu ñu def jaaxle gi ñu jaaxle ñu dem seen ambassadeur manifester fa de manière spontanée dëgg la jaarul ci yoon waruñu ko woon doxalee noonu mais dañu leen war a encadrer comprendre leen dugal leen fi ñu leen war a dugal wax ak ñoom ni ñu waree wax ak ñoom dimbali leen mais doo leen jël ngay nag leen di dàq ci biti dàq leen ca xaj Sénégal dëkku teraanga la foog ñu matee ko. ñu waxaat ci wërngal bi nga xamante ne projet énergie OMVG mi ngi koy amal ci réewuk Sénégal jamono ji nag ñu ngay sàmmonteek li nga xamante ne moo di mesure barrières yi maanaam di fàggandiku waaye itam di jël lépp loo xamante ne jëm na ci wàllub kaaraange ngir daal di koy matal rawatina nag ci doomi aadama yi loolee nag di ponk bi nga xamante ne bokk na ca lañ doon waxtaanee fële nga xamante ne moo di ca poste bu Kédougou ñeel nag boobule projet énergie bu OMVG ñu ngi koy amal nag ci teewaayu Abdourahmane Licha. niki yeneen base de stockage yëpp daanaka lu ñuy wax respect des mesures barrières seetlu nañu ko fii ci base bi nekkee ci Kédougou muy loo nga xamante ni que mu nekk juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñaari nit yi fi liggéeyee wala gan yi fi ñëw ngir nemmeeku liggéey bi tolluwaayam ñëpp ko war a sàlloo la kaaraange gi itam respecté nañu ko ci bërëb bi muy mbir boo nga xamante ni sax moo gënoon a soxal gouverneuru diwaan bi. lu baax loo ci dolli du doy moo tax ñu yokkal leen pour ñu gën a yokk wàllu sécurité bi gën a dalal xelu ji fiy liggéey mais gën a dalal ñi nga xamante ni ñoom ñooy dëkkandoo ak ñoom parce que projet dafa am ñaari wàll am na l'aspect intérieur waaye vous avez l'environnement extérieur li ñu naan ñi nga xam ne ñooy suñuy dëkkandoo te bu ñu liggéey ñu ngi fi waaye bu ñu wàccee ñoom ñu ngi fi te am na loo xam ne bu ñi fi nekk wàccee bu ñu ko teelul gàttandu ñi nga xam ne ñoo dëkk ci boor bi mën nañu nekk si jëyee joo xamante ni duñu xam nuñ koy lijjante moo tax loolu lépp ñu dolli leen pour ne nañu gën a oomal wàllu kaaraange gi ci biir ak ci biti waaye nañu gën a oomal kaaraange gi bis bu projet bi demee ba yegg ci cappaandaw. muy équipe bu ingénieur bu may nopp bu baax gouverneur bi si ay seetloom kii nga xamante ni moom mooy nit ki nga xamante ni moom xam-xamam daa màcc si nu ñuy toppatoowee alam gi ak lépp lu si nekk ngi dalal xel yi. ne dinañu fexe ba doxal xalaat yooyu ba mu am. wax nañu ni puisque dañu nekk ci jamonoy mbas mi donc jàpp na ni war nañ mën a am benn bërëb boo xamante ni bés bu ñu jàppee ni am na koo xamante ni kat am na signe ñu mën ko fa xaarandi ba nga xamante ni ñi nga xamante ni ñoo yore wàllu kaaraange mën ko fa fekk loolu amu fi woon puisque bi ñuy defar poste bi pandémie bi amul woon mais incha allah bàyyi nañ ko xel te jël nañ ci ay matuwaay incha allah loolu dinañ ko def bi ci des aussi demandé na ñu yokk sécurité bi ci chantier bi donte li fi nekk dal na xel mais comme ni mu ko waxee rek sécurité du doy. muy njaxare bu ñu mën a nangu ndaxte ñetti ligne la ñu nar a lëkkale ak poste électrique bi bu OMVG. bi nga xamante ni dafay ñëw bu ci njëkk mooy bu Tamba bi dina ñëw ba fii ci poste bi beneen bi nga xamante ni fii lay jógee dem Mali en Guinée. moom mooy poste L3A bi am na beneen boo xamante ni nag fii lay ñëw mooy bu jógee Sàmmangalu donc bu ñëwee fii nii fii lañ dañuy wàcce fii tension bi puisque sama naataango bi sànq ñëw na ci moom ingénieur électricien la ñëw na ci lu bari donc jàpp naa ni poste bi incha allah bu yembee
lu ci mel ni Senelec mën na fi jëlee courant mën ko jox ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi dëkkee ci gox bi. muy chantier bu ñu taxawal ci suufu juróom benn hectare nga xamante ni kon ñeenti hectares yi ci la poste bi nekk fukk ak ñetti nit yu yoroon seeni ay tool te ñu impacté ci projet bi lañu ci nemmeeku ak benn école muy kon fukk ak ñeenti impacté yoo nga xamante ni nar nañu leen jox seeni nàmpaay buy sukkandiku ci ay règlement yu ñu tëral. lim ci laal ci école bi du construction puisque école boobu abri provisoire la woon mais lim ci laal 2136 mètres carrés la benn surface boo xam te ni kenn tabaxu ko mais commission bi nga xam te ni moom la ñu doon liggéeyal bi nekk ci département bi dañu waxoon ni na OMVG dimbali école boobu noonu ci clôturer mur bi. bu ko clôturer non seulement dina dimbali école bi mais dina tax ba élèves yi duñu mën a accéder ci emprise u pylône bi. ci PAP agricole yi effectivement foofu mbay mi la ñuy fay puisque jënduñu suuf duñ jël donc képp koo xamante ni pylône samp na sa tool dañ lay fay 20 000 francs plus perte yi nga xamante ni am nga ko muy perte de culture. ay matukaay ngir fexe ba alam gi du loru ci projet bi amal nañu ko fi itam muy projet bu diwaanu Kédougou am yaakaar bu baax bu ñu sukkandiku ci gouverneuru diwaan bi Sayer Ndaw ngi xamle ni jot ci courant moom fii ci Kédougou doon na lu jafe loolu. Abdourahmane Ly bu ñu noppee ci wàllub courant bi waxtaanee wàllub wér-gu-yaram ak mbasum coronavirus tolluwaayu doomu jàngoro bi ci réewuk Sénégal ba sub tey nag test yi ngi amal yemook junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo ci daal di génn amee feebar bi ñeenti cas yoo xam ne ñi ngi bawoo ci bi ci réew juróom-benn cas communautaire juróom fukk ak juróom-benn ñoo ci jot a wér ci bile feebar ñeenti doomi aadama ñoom ñoo ne ci sauvetage amul benn doomi aadama bi bu ci ñàkk bakkanam diggante démb ak tey gannaaw coronavirus ñu waxtaanee sibiru si ak jamono ji nag pexe yi nga xamante ne ñu ngi koy teg ba mën fay jëlee bile feebar nag ak jéego yi nga xamante ne ñu ngi ko ci def lu toll nag ci juróom-ñaar fukk ak benn million gi doomi aadama di ay tout tànk ci fukk ak ñetti réew ci dendoo Afrique loolee nag la ñu bëgg a yegg ci lim gi nga xamante ne nag fexe nañu ba ñu génn ci bile feebar di projet boo xamante ne koppar yañ ci dugal mi ngi yemook ci $1 milliard ci suñuy koppar ci njiitalu nag ki nga xamante ne moo di professeur Jean-Louis Ndiaye bu UFR santé bu Thiès gannaaw ndaje bi nga xamante ne jot nañu ko amal lépp nag ngir tegi pexe ngir jële fi li nga xamante ne moo di sibiru Isidore Alexandre Sène. Université bu Thiès jamono ji ràññee nañ ko lool ci li nga xam ne nag moo di gëstu waral sax ñu am benn programme boo xam ne day dañ cee lëkkaloo ak ñi di waa Union européenne boobule programme dugal nañ ci lu ëpp $1 milliard ci francs CFA liñ ci jublu nag moo di xeex bu baax a baax li nga xam ne nag moo di paludisme. paludisme li muy faat ci doomu aadama at mu nekk dafa bari. projet bi dafa doon loo xam ne dafa ëmb fukki réew ak ñett yoo xam ne dañu bokk ci projet bi àndandoo lëkkaloo ngir xeex paludisme. xeexub sibiru bu fii ci biir Afrique faaw ñu gën koo taral naam am nañ ci ay résultats yu baax sax professeur Jean-Louis Ndiaye di épidémiologiste moom jàngalekat la fii ci UFR santé bu Thiès te moom mooy jiite bi les programmes. li ñuy bëgg mooy nu ñu leen aaree ci sibiru li ñu jot a gis mooy am na ay garab yu baax yu leen mën a aar te garab yooyu dañ leen ko war a jox bu fekkee ne feebaraguñ. agent de santé communautaire yi ñooy dem jox ko xale yi traitement bi ñetti fan lay def. gis nañ ne xale bu ko jël normalement ñetti fan pendant ñeenti weer du feebar ci année boobu. programme bi mooy jéem a aider programme national de lutte contre le paludisme. ñu liggéey ensemble pour seet ban stratégie moo gën a baax looloo tax a jóg programme bi. bi lee liggéey li ñu ci jublu moo di ñu jëmale ko ci lu ëpp juróom-ñaar fukki millions ci ay gone yi nga xam ne de ñu ngi fii ci Afrique de l'Ouest ak centre professeur Jean-Louis Ndiaye ak ñi mu àndal de jàpp ne li nga xam ne de moo di approche communautaire dina ci baax. li ñu jot a gis mooy am na ay garab yu baax yu leen mën a aar. te garab yooyu dañ leen ko war a jox bu fekkee ne feebaraguñ agent de santé communautaire yi ñooy dem jox ko xale yi traitement bi ñetti fan lay def gis nañ ne xale bu ko jël normalement ñetti fan pendant ñeenti weer du feebar ci année boobu. bi la liggéey dinañ ko amal ci fukk ak ñetti réew fii ci Afrique de l'Ouest ak centre buñ sukkandikoo ci professeur Jean-Louis Ndiaye mi nga xam ne de bile projet ci loxoom lañ ko teg.
Isidore Alexandre Sène ñu wax ci marine nationale bi nga xamante ne nag daal nay teg loxo ay bateau yoo xamante ne nag dañu doon dem ca biti réew yeboon ay doomi aadama liggéey bi nag tey la ñu ko daal di amal aljuma tey yemoo ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre atum 2020 bateau bi njëkk nag ñu teg ko loxo mi ngi yeboon lu toll ci téeméer ak fukk ak benn doomi aadama ci booru 5 heures du matin dañu leen a teg loxo ci nag waaxu Ndakaaru lu yemook nag juróom fukki kilomètre ci waaxu Ndakaaru beneen bateau bi nag ñu ngi ko tegee loxo fi nga xamante ne moo di ca Mbour bi ja 9h tegalee fanweeri simili la ne nag gannaaw patrouille boo xamante ne ay patrouille yu espagnol lañu ñoom nag ñoo daal di teg loxo li ni mel gannaaw nag bateau bi la ñu nemmeeku ne dafa doon tàkk waral nag ñu daal di koy teg loxo nemmeeku ko daal di nag jot a sauvé lu toll ci juróom fukk ak benni bakkenu doomi aadama loole nag la ñu daal di xamle communiqué boo xam ne mi ngi bawoo ci fi nga xamante ne moo yore wàllub direction information bu relation publique bu armée ñu gën ko xam ci DIRPA gannaaw bi le xibaar ñu àddu ci wàllub tàggat yaram ak basketball saison bi nag ñu fas yéene ko ubbiwaat weeru ko janvier atum 2020 club bu ci mel ni nag AS Douane ñoom nag tàmbali nañu tàggatu bi ñu mën caa nemmeeku nag ay joueurs yu bees yooyu les joueurs nag ñëw fekk si bile équipe nag di AS Douane ci stadium Marius Ndiaye la ñu amalee seenu tàggatu ci teewaayu Seeku Seydi Dia. ñaari joueurs yu mag dem ñaari yu mag itam daal di intégré groupe bi waaye li ci gën a doy waar mooy ni joueurs yu bees yi dañoo tàmbalee dugg ci plan entraîneur bi lii. am nañ ay arrivé yu am solo ku si mel ni Madiara ku si mel ni Mamadou Faye bu jógee Algérie ñëw dama sax jaaxle si seen niveau d'engagement seen niveau de compréhension rentrer rapidement si but du sujet bi ça veut dire que ils sont vraiment engagés pour être au top le jour J. AS Douane tàmbali na seen tàggatu weer a ngi nii ci parquet stadium Marius Ndiaye bi nga xamante ne ci lañ nekk ñi yor raaya bi jamono ji ñu ngi ci liggéey bi bu baax mu mel ni conséquences yi nga xamante ne Covid-19 bi waroon na koo am ci ñoom weesu nañ ko bu yàgg. juróom benn weer juróom ñaari weer ku ko toog yëngu woo gisoo sa ay joueurs yooyu yaakaaruma woon sax fan bi ñu am den fa am mais mu métti woon trop am ñoo xam ne nag amoon nañ forme am na ñoo xam ne nag amuñu woon dara mais c'était compréhensible ndaxte yaakaar naa ne y a des choses beaucoup plus importantes instant bi qu'une situation personnelle le plus important moo doon ñu retrouver leen sains et saufs loolu moom moo am waaye début entraînement yi ba léegi vraiment ñi ngi joxe lépp lu ñu am si seen xel si seen yaram pour pouvoir être au top le jour J. défendre couleur AS Douane yi ci championnat national bi ak itam ci basketball Africa League bi mooy motivation Mamadou Gueye Pa bi ak ndawam yi lee. année bële si ginnaaw amoon nañ ñaari américain yu baax a baax malheureusement heureusement pour ñoom tamit dañu am ay contrat fële si Europe instant bi nag ñi ngi jéem a ut benn poste 5 benn poste 4 pour espérer exister fële ne sa Kigali ndaxte championnat boo xam ne championnat bu relevé la championnat bu am doole la parce que daaw si décembre bi demoon naa fa te ku si mel ni Petro AS Salé bu Maroc pratiquement ñoom ñooy représenté seen ay équipe nationale te xam nga ne AS Douane représenté wul équipe nationale Sénégal waaye du excuse di leen def lépp lu ñu am suñu kàttanu kàttan pour représenter dignement le Sénégal. saison 2019-2020 bu basketball bi ñu daal di ko arrêté woon mois de mars ndax coronavirus bi bu 2020-2021 bi ñu fas yéene ko tàmbali 2 janvier bi ñu jëm ñi nga xamante ne ñoo yor raaya bi jamono ji tàmbale nañ ñoom liggéey bi bu yàgg. Seeku Seydi gannaaw basket ñu waxtaanee handball ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti stagiaires yi nga xamante ne jot nañ leen a tàggat ba jox leen seeni ay lijaasa jëm ci boobule discipline loolee nag doon ab porox ndoolu ci njiital fédération bi mu daal di nag yëkkati ay kàddu ñaawlu nag ñàkkum tàggatu gu jaar yoon bi nga xamante ne dañu koy nemmeeku ci yenn ci ay jamono ci handball bi ñu teewlu ko moom Mountaga Kane teewoon na ci boobule daje.
gannaaw bu district bu Guédiawaye bi organisé formation ay initiateur Mbour moo aye lu toll si 26 stagiaires formé nañu leen ci wàllu initiateur u handball. district bu Mbour gannaaw district bu Guédiawaye district bu Mbour moo jël initiative ne dañu bëgg def lu mel nii demander fédération ñu jàppale ñu nag suñu devoir mooy ku nekk ci handball foo mënti yëngu boo ñu woowee ci lenn pour ñu jàppale la dañ ciy taxaw am na ñu ñuy invité ci ay tournois di parrainer fédération ay tournois fédération day taxaw ci seen wet tey bu dee district bi dafa woote ci affaire formation taxaw nañ ci seen wet comme niñ ko defee waa Guédiawaye noonu lañ ko defalee tey waa Mbour ñu sant ci yàlla bu baax ñuy féliciter Souleymane Niane bi nga xam ne mooy président district bi parce que moo jël initiative bi. moom Seydou Diouf mi lay wax na ne li ko gën a yitteel mooy fexe ba entraîneurs yi seen formation jaar yoon ba duñu tëb benn étape. il faut que à chaque étape athlète bi am encadreur bu méngoo ak étape bi mu tolloon parce que entraîneur bi entraîner équipe bu première division du moom moo war a def formation petite catégorie initiateur animateur ku ci nekk da nga am rôle parce que entraîneur troisième degré moom li ko yitteel mooy résultat tout de suite initiateur animateur li ko yitteel mooy xale bi découvrir discipline bi mu inculquer ko passion bi ba téye ko dans la discipline. mu ngoog fii la ñuy yëkkatee jotaayu marax yi amoon mbégte dégte leen xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.